lambi golo ku jug daanu day moo am diggante D-Média ak fisc bi waaye D-Média moom jugul te daanu na source aane ma recouvrement forcé kay la gars yi daal di def seen diggante groupe D-Média mi daal di nag ne groupe D-Média fayul ay impôt moo tax nag dañuy ni fa dara suñu loxo jël suñu impôt yéene kaay bi ne groupe D-Média kay fay lañ ko wax ma ne la fay ñaari milliards lu ko may compte yi lan naan ràpp te def nañ ko tribune yéene kaay ne daw dàqe tellu dóor mbëkk kurpeñ persécution bu metti le groupe D-Média di dund maître Assane Dioma Ndiaye daal di wax nag ci blocage compte Sen TV yi moom jiital Ligue sénégalaise des droits humains ne ci jamono boo xam ne ña ngay baal ñenn ñi lañ yoreel fisc ba ma ne lan moo tax ñu bëgg nag taxaw ne groupe D-Média day fay tànn benn groupe ne moom moo war a fay bu ko deful ñu rëq ndigam te nañ ko lii nag bu nuruwul ak payantoo wala man la dóor la wala it persécution xaw ma lu muy nuru coow li mooy du groupe bi la nu mere de waaye daanaka dafa mel nag patron ba la ñu mere te lii ñu jëfee ak groupe D-Média ñongalul démocratie tuutal na sunu démocratie te fii ci réewum Sénégal faaw ñu xam ne liberté de presse ak liberté d'expression dafay am loolu nag moom ko sunu démocratie bu nu ko jëlalee deseetuñu dara du maître Assane Dioma Ndiaye rek waaye grande coalition gëm sa bopp ñoom it dañ ña ngay jàppale Bougane Gueye Dany nee nañ blocage bi politique moo ko waral ndax Macky Sall dafa jàpp ne Bougane ab ñoñam la wujjëm mu ne nag naa ko defante ak moom au lieu ñu dem ca langu politique gi ñu dugal ca seeni mbir grande coalition gëm sa bopp ne duñu bàyyi tey duñu bàyyi ëllëg daañu jàppale Bougane ci mbir mi l'observateur ne Diadji Condé day neexut a jàppale yéene kaay bi defub enquête ndi kan mooy dëgg-dëgg Diadji Condé neexut a xam de déedéet moom Diadji Condé mii day soppeeku nip kakkatar lan ci jot a xam yéene kaay bi ne mi ngi juddu 1956 amatul soxna te footballeur la woon moom Diadji mii it ancien animateur soirée dansante la woon waaye lam daan xeex daan ëpp la mu daan animé yéene kaay bi ne moom Diadji mii boo seetee ba seet ragalul kaso de sori naa ku ragal kaso trafic de passeport diplomatique yi say baanu sugu day ma ngay dal ci ay député yoo xam ne impliqué nañu ci France ak ci Europe las yéene kaay ne ma waa CDP day ña nga bëgg a dal ci réseaux sociaux yi waaye tam ci média yi ngir nag protection de données personnelles yi vidéo jàmbur yu ñuy publier lañ bëgg seeni borom bàyyi ko Dakar Times ne booba réewum Sénégal day ña ngay xool gaz bi lan ci mën a am ci koppar buñ sukkandikoo ci banque mondiale ci diiru fanweeri at fukki junni ak ñaari milliards yu toftal ñeenti téeméer ak juróom fukk mënees na ko am ci fanweeri at ci pétrole beeg ci gaz bi te loolee dañ ko xayma bu dee bari lu pétrole bi ña ngi ko jaayee $60 Sénégal nag war a dugg nag ci làngu pétrole bi dëgg war a bokk ci fukki dëkk ci Afrique yoo xam ne ñoo ëpp pétrole ci dénd gi laas yéene kaay ne ma Mary Teuw Niane professeur daal dinay xam ne nii atub 2023 daañu tàmbali exploiter pétrole bi ak gaz bi réew mi quotidien ne Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi day wax na nee na man ca APR laa bokk Fatoumata Ndiaye xam le ni moom borom Fouta Tampi léegi tampaane nekkuma ab opposante nekkuma it ab ennemi bu président Macky Sall laas ne ma demal waxtu woowu ca Pikine Kër Massar AFP ak APR day ñoo fay rayante ci seenu biir waxtu woowu Sud Quotidien di ma xamal ni président Macky Sall day talul lu dul neexal Touba màggal 2021 bi day Macky Sall xamle na ni altine ba ab pont la dee su ko liggéey salaire ya moom président Macky Sall tiyel koo fay alxamis démb ja mu daal di nag dalloo hôpital bu yees ba ne ca Touba ci façon bu am solo président Macky Sall dëgg-dëgg ma ngay charmer Touba Sud Quotidien ko xamle laas yéene kaay ne république bi kay dafa daal di jëfee nag ndigal la Touba joxe lii bokk na ci li waral loolee moom président Macky Sall gannaaw jaaram ca Touba critique yéene kaay ne ma Sonko ak ñamu àndaloon day demoon na nag topp ci tànki Macky Yewwi Askan Wi amal ak ziar ca Touba télescopage kay moo am ca Touba coalition Yewwi Askan Wi ak bu parti démocratique sénégalais délégation bu parti démocratique sénégalais bi ànd ak Pape Diop ñu sàkku ci sëriñ bi ak ñaan ngir seen coalition bëri ndam ci élection locale yi 24 heures yéene kaay ne màggal Touba téeméer ak ñaar fukk juróom-ñaareelu édition bi la ñuy tàbbi Mouridiya nag nekk projet laataa mu doonub wax réew mi quotidien ne Bamba moo am ndam ci seytaane te loolee la ñuy màggal waxtu woowu turbine yéene kaay di ma xamal ne patron bu wari day gaa yaa ngi koy tàmbalee di wili pande ñaari milliards la ñu daan liggéey ci wari di ko laaj las yéene kaay ne ma boobu réewum Sénégal toj bu ne mi ngi fi am ay carnet de vaccination ngir Covid 19 lan doon jaay ñaari téeméer jàpp ñetti téeméer ña doon def ñaawteef gi jàpp nañu leen Le Soleil yéene kaay ne waxtu woowu day bàyyeeku la ñu gis ci coronavirus bi gaa kaay yi daal dinay wàññeeku bu baax a baax waaye dañ fa daal di jaaree daal di nag daw centre de vaccination yi ñaqu gi wàññeeku na bu baax ci réew mi ak i tojam la ñuy daal di daanelee Libération yéene kaay ne ma waa ji sant soirée ca Dalifort dafa jël nag ab soxna boo xam ne dafa am borom kër daal di koy
sàkku ba noppi ëmbal ko ba ñu ko laajee dafa ne ndaw si dafa ñëw ci man di ñaan fukkeet amul bant amul doom te ngir nag ma ñaanal ko jinne yi ko tere am doom bàyyi ko fale ma sëy ak moom l'observateur ne lu doy waar lii day moo am ci diiwaanu Joal nappkat bii ak dawalkatu saret bii ñoo bokk ab soxna si nag fukkeet ak juróom mi ngi nekk ak charretier bi waxtu woowu ma nga sëyoon ak nappkat bi yéeni kaay bi ne ma nappkat bi dafa wax a wax ba mënatul mu bàyyi ñoom ñaar ñee ak seen mbëggeel askan wa ñépp xam ni borom jëkkër ji dafa bëgganteeg borom saret gi guddi gi dafa naan ñukku jëkkër ja dem ànd ak borom saret ba ca mbedd ma ñuy def la leen neex bés ñëw ñu bett leen ca la ñu dawee jublu kër ga nappkat ba mënatul nooy daal di daanu sa la soxna si woowee borom kër ga ak doom ja ne leen kaay leen wallu ma ñu gàddu charretier bi yóbbu hôpital yàlla def li gën mu daal di faatu jëkkër ja ak doom da def nañ seen kéemtalaay kàttan ngir sowe borom saret bi ñëpp xam relation bi nëbbatuñu woon seenu mbëggeel fii la réew mi toll nee naa leen réew mi dafa dëgg liggéey jàmbur ngeen weddi ma yendu leen ak jàmm te bu leen fàtte ni coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat nañu gànnaayoo masque yi jëfandikoo gel yi te di respecter distance 1 mètre bi yendu leen ak jàmm. jaajëf Mantoulaye ci bundooy conseil yu am solo lay joxe ma ci nuyuwaale Papis Dia mi ngi teewlu sa Bignona foofee sa équipe la. équipe bu mag la en tout cas franchement parler soo xoolee. joueurs yi dañoo taxaw. macha allah mais en tout cas nag Sénégal tamit am nañu taxawaay bu am solo kenn demul ñu des gannaaw soo xoolee Bintu Jéemi démb taxawaay gu am solo gi mu def compétition bi mu commencé ak léegi Yacine tamit ak ay ñooñam Bintu moom gis na ne daal faaw nag ñu dem ba jeex ci biir nag jongante lu ci mënti am daal Sénégal dina ànd ak daal bu ñu sukkandikoo ci ki leen di tàggat di Moustapha Gueye yile kàddu la jëkkati dénk ko Soxna Fall. Moussa bi doon équipe bu baax bu naqaree ba seetal. vraiment kontaan na ci ndam li lay nag. je pense que équipe rek dafa ñëw jouer ak ay qualité am bokk ñun amélioré nañ suñu défense par rapport ak suñu ñaari match njëkk yi même ci attaque bi aussi gis nañu ñoom Mambari si Oumou Khayri Sarr Bintu Dieng mais apporté nañu lu ñu war a apporté équipe bi donc je pense que vraiment def nañ match bu baax maintenant ñu fàtte ko léegi. c'est Nigéria mooy équipe bi dominé depuis 4 ans muy équipe bu mag demoon Jeux olympiques yi donc ñu respecté leen loolu mais suma philosophie mooy boo xasee ba jël raay bi ci état wu Sénégal bu ñu jëlee drapeau bi amatoo looy tiit donc dañuy jamono pour nation bu taxaw ci ñun dinañ xeex ak yow donc Nigéria moom xam naa ne demi-finale parce que amul tàmm amul calcul danañ ñëw fight ak ñoom fight ba match bi jeex lu yàlla def ñu xam ne loolu mais vraiment aucun complexe pas trop de respect bon équipe bu baax la mais ñun nañuy ñëw ñu jouer ak suñu valeur ñu xool lu match bi mu demee. ñoo ko dégg noonu Moustapha Gueye aucun complexe Sénégal nag dina jouer ak ay valeur am en tout cas lu ci mënti am daal bu ñu sukkandikoo ci Ousmane Diallo mi nga xam ne moo yor AS Ville bu Ndakaaru nekk tamit directeur technique régional bu basket fii ci Ndakaaru gis na ni daal Sénégal faw nag mu gën a renforcer défense am naam sax ni bokk na ci meilleure équipe yi nga xam ne ci wàllum défense gi ñoo am nañ ci taxawaay bu ñu buggee nag jël ndam ci kanamu ñii di waa Nigéria ñu teewlu ay kàddoom. d'abord damay féliciter équipe bi prestation bi ñu def bu baax trop ci wàllu défense équipe bi defoon nañ bu baax parce que loolu mooy gagné match yi fu ñu nekk nii défense yi mooy gagné Nigéria nag nañu xam ne équipe bu mag la ba pare mooy champion bi donc li ci am solo mooy ñu préparer match bi sérieusement xam ne défense moom la gagné ak jouer en équipe bañ a yaakaar naa ne bu ñu défendre défense bu baax li ñu def tey prestation bi nga xam ne def ko xool Nigéria ba pare bañ a yaakaar bu jouer en équipe match bu ubbeeku lay doon ñaan yàlla mel ni ci ndam mais daal équipe bu mag la ñun aussi xale yi war nañu jàmbarte ak fulla ak fayda boo xam ne je pense que dañuy jël match par match ñu ko defee tey am nañ ci yaakaar yàlla mën nañu ci may daw incha allah. Sénégal Nigéria kon nag bu juróom-ñeenti waxtu jotee ci ngoon la foofu ca palais polyvalent des sports bu Yaoundé 16h nag dinañ am Cameroun ak Mali waaye nag lu jëm ci match de classement yi ci kanam tuuti 10h Côte d'Ivoire ak Mozambique la 13h Égypte dina ci laale ak ñi di waa Angola di fàttali nag lu jëm ci wàllum 3e place bi ak final gi niki dimanche lañ koy amal foofu ca Yaoundé. alors coupe du Sénégal la ñu àddu jëmale final bi Casa Sport ak nag Jambar ñaari fan ci octobre la ñu ko programmé. waaw la ñu ko programmé foofu ca stade bu Thiès di stade Fodé tant pour moi stade Lat Dior bu Thiès bu nag sukkandikoo ci ab communiqué bi nga xam ne fédération sénégalaise bu football moo ko fësal Casa Sport nag ak Jambar di fàttali ne Jambar moom ci demi-finale gi dafa daan AS Pikine 2-1 bi nag mooy seen. gu njëkk jëm ci coupe bu Sénégal sa seen bébét nag mooy ñu bind ko seen palmarès ci beneen wàll ba nag Casa Sport moom moo génnee ci nag demi-finale gi ñii di waa Stade de Mbour 2-0 di fàttali nag Casa Sport jot naa nag jël bii li nag coupe bu ñu jàppale ci atum 1979 ak ci 2011 mbébétam mooy tamit bi les coupe mu nag jël ko ndaxte bokk na ci seen objectif lu ci mënti am daal fédération bi daal mu ngi fësal ni daal
ñoom ñi nag ci boobu la jongante Casa Sport ak ñi di waa jàmbaar public bi dina teew waaye nag dinañ def seen kéem kattan ngir respecter bépp mesure ngir xeex mbas mi di Covid 19 kon ma mbay li moo fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. jaajëf Pape Mante Mboup kon nag ñu bàyyi la yow da ngay dem Touba. incha allah demoo fenn maa yow yam amagoo paas Mami Sagna maa la waxoon ne dama lay jox paas bu màggal mais dama ne la envoyé ma inbox parce que gis naa commentaire Sen TV l'officiel dama ne la envoyé ma inbox Facebook wala Messenger nga jox ma sa numéro foofu li ma lay jox ma jox la ko foofu donc yow ba léegi yaa tax man kay jot naa message yi bari fu mu nekk nii donc boo defee loolu rek du ñàkk dinaa la ko jox yàlla baax na non xam naa ne yoruma samay nelaw doyul mais comme daf ma interpellé en direct amagul paas xam naa ne doo ko bàyyi doo ko Yacine Seck waaw sa jigéen moom Yacine moom ma nar a jox li ma nar a joxe naa xamoo loolu Yacine kenn la ci réew mi de pamanta demal jaajëf ñu koy jaajëf coppiteef yi nga xam ni ministre bi wax jëm ci wàllu biir réew mi tey saytu élection yi indi na ko ñu koy wax élément complémentaire waaye mbaadu day xaw a nuroog ak xeetu parrainage en tout cas ci élection départementale yi ak municipale yi en tout cas am na lu ñu ci waajule bu ñu sukkandikoo ci spécialiste bi ci wàllu électoral doon Ndiaga Sylla di ngeen dégg kàddoom ci biir xibaar yi Casamance waa MFDC ñoo ni woon du ñu nangu benn yoon ñu tabax pont bi nga xam ni moo nekk Ségara ak Eiffage nga xamante ni bi nag ginnaaw bi dëppoo nañu ci kaddu ba ñu mën a tabax boobu le pont foofee ci département bu Oussouye njiital conseil départemental ba moo ko xam lay Seyni Diatta di nga dégg kàddoom itam lu mooy loole pàcc ñaareelu xibaar yi tàggat yaram lay doon ak yéenekaay yi dama ko xaw a yowamal Mame Mbaye moo koy fecc. ay jama ngoog laata ñu koy fecc kon dañuy bàyyi Yacine ñu wàcc waa si tali bi seetu dem mbeex dikk bi ñëwaat. aywa. Voici Trafic News. Papa Ali Cissé. waaw Yacine. Papa Ali ana noo def foo nekk. voilà merci beaucoup di wax ne rek ñi nga xam ne ñoo bëgg a jaar sur les allées du camp pénal foofu la tey mën na nekk amul benn jafe-jafe ça circule tranquille dans les deux sens naka noonu aussi rond-point Liberté 6 aucune difficulté à signaler n'importe quel sens que vous venez mën ngeen a progresser tranquille ginnaaw rond-point aussi am ngeen possibilité ñi nga xam ne ñoo bëgg dem du côté de Liberté 5 foofu la aussi donc y a moyen d'embouteillage mën ngeen ko jaar daal di wéy seen circulation mais di rappeler aussi jaar na sànq sur la VDN en provenance du côté rond-point 26 jaaree ko yëngu-leen foofu la aussi amul jafe-jafe actuellement laata ngeen dépassé passerelle bu Foire mu am quelques ralentissements c'est dû aux véhicules mal garés ci boobu la et ginnaaw loolu aussi mën ngeen wéy seen circulation toujours sur la VDN jaaree ko nag pont Sénégal Japon daal di rallier directement sur Mathias Saint-Lazare foofu la aussi c'est dégagé pour le moment Yacine. Papa Ali Cissé merci beaucoup ñu joxante dig daje si kanam Mame Mbaye Ndiaye aywa. ayca ñu bàyyi la nga dem naani café. comme waaw damay naani café waaw. ayca Yacine Seck dafay naani café. dama naani café. bu dem naani café ah. naani café ñu faram fàcce xibaar yi maag Siré ak Mame Mbaye. ñu fecci ko. ñu door waxtaan bi nag ak nag ni ñu leen ko waxee ci ndorteelu yoon bi bawoo si gànnaar jàpp EFOC foofee de ca diwaanu Casamance xam ngeen ne fipp yi ci boppam yu MFDC ñoo ne woon mukk du sa dal kenn du ko jagalaat yoon ba nag ñoom waa MFDC mujj nañu joxe seen ab dogal kon nag validé nañu ngir nag liggéey boobee ñu daal di koy tàmbali yoon wa daal di jak mu dee ak mbégte bu ñu sukkandikoo ci président conseil départemental bu Oussouye moom nee na mbégte la ci foofee nga xam ne moo di askan wa ndax nag ci ab mobilisation bu ndaw yi Karunat moom ci boppam la yëkkatee li kàddu Seyni Diatta ju ñàkk moom it ay kàddoom dinañ ko teewlu si sunu yeneen jotaayu xibaar mën nañ ci yëkkati kàddu tuuti député du peuple wax si jëm ci yoon woowee nga xam ne dañ ko waroon jagal MFDC tegoon ci seen tàgg mujj nañu ko teggi ngir ñu liggéey yoon ba kon nag jàmm di mi ngi tàmbalee dellu wala dellu si na ca diwaanu Casamance. xanaa am yaakaar ci ni ki wax. mooy président conseil départemental bu Oussouye. et kàddu méngoo ak décision bi MFDC jël. parce que bu ñu fàttali ni côté politique téyewuñu woon construction pont boobu. mais ñi ko téye woon mooy côté armée. muy fippukat yi. est-ce que nag dëppoo nañu ci kàddu ba moom mu sañ a wax ci li jóge ci ndaje boobu wala déet ñu ngi ci am yaakaar en tout cas moo ñu gënal parce que pont moom fépp fu ñu ko tabax ci Sénégal yokkutale ci réew mi yokkutale ci askan wi. waaye nag xawma ba xam kàddoom moom politique. mooy kàddu yi waa MFDC à 100%. comme ñoom ñu opposé wu woon ci ñu tabax pont boobu. tabax pont boobu ak si récit mu mel ni kon ak jàmm rek la indi ci réew ma bu fekkee jàpp nañu. tout à fait xam nga MFDC bi fi Labbe Diamacoune nekkee. moom ci benn kaddu la amoon. el politique ak el militaire yëpp ci benn kaddu nañ doon waxee muy Labbe Diamacoune mais li ci bees mooy depuis Labbe Diamacoune dëddu
aile dafa am aile politique ni ko Mansour waxee am aile militaire te souvent ñoom ñaar du ñuy bokk ay intérêt donc à chaque fois que bu ñu comme bokkuñu ay intérêt déjà du ñu bokk même agenda en tout cas affaire u Casamance bi waaye fipp yi ñoom dem nañ ba xam ni militairement mënatuñu am victoire. loolu moom leer na léegi nag li gën a jafe mooy comment gagner la paix gis nga loolu moo gën a metti sax xeex. waaw fi ñu toll nii nag dañoo war nan la ñuy gagner paix te loolu ci gouvernement bi nañ koy gën a xaar ci effort yi que ci waaye fipp yi quoi parce que fi mu toll nii gouvernement bi gagné na la guerre mais gagnéegul la paix. ayca ñu àddu ci jëmale ci leneen lu soxal bi la jotaay xibaar xam ngeen ne kon ak coppite la ñu na ma andi ci lii di code électoral bi jëwriñ bi ñu dénk biir réew mi dugal na sax ma ne sañ wax ne ab projet de décret la ñu ko tuddee jëm ci coppite yooyee ci code électoral bi mu di projet d'approbation jëm ci it ab remplacement bu décret 2017 170 bu 27 janvier 2017. lu ne mel la ñuy desandi ndax loolee bu ñu sukkandikoo ci expert électoral bi Ndiaga Sylla dafa mel ni kon am na ci lu nga xam ne ni dañu ko ci fàtte wala it ñu waroon ko see dolli te dolli ko ñu ko si ndax nag dafa mel ni kon système de parrainage la maanaam ak segg gu nga xam ne war nañu ko amal ci candidat yi jëm ci élection locale yi maanaam moo xam élection départementale wala municipale loolee moo di gis-gisinam Ndiaga Sylla ñu teew lay kàddoom. te parti politique yi ak coalition yi ci élection locale yi ñu jëm ñoom duñu def parrainage waaye dañoo wax ni ñi nga xam ne dañoo bëgg a dem candidat indépendant ñooñu dañu war a dem laaj ay électeurs yoo xam ne ñoom ñooy soutenir seen candidature daanaka rek parrainage waxoon nañ ni am na article yoo xam ni dina mën a leeral modalité de contrôle et de vérification parrainage def nañ ko nag ba mu leer ci élection législative ak élection présidentielle waaye ñun dañ doon xaar ñu leeral modalité yooyu ci élection locale yi élection locale yi autorité administrative yi mooy préfet yi ak sous-préfet yi ñoom ñoo war a jël candidature yi valider ko xool yi ci baax ak yi ci baaxul kon war nañu mën a teg benn système de contrôle et de vérification mu mel ni nag code bi maanaam loolu fàgguwu ko. aja mu ngoog le député du peuple bu dee système de parrainage war nañu xoolaat kon nu koy defee ba gën see gindi askan wi. néewal doole démocratie rek xam nga bu ñu demee ci élection ba nga xam ñi jiite saa bu ñu soppee rek ci code électoral bi. pour néewal doole ñu féetewul ci pouvoir bi la parce que ñu ngi néewal doole démocratie mais du leen tee folleeku gis nga li Ablaye Wade amoon ci ay même avant Ablaye Wade parti socialiste li ñu amoon ci ay collectivités territoriales amatul benn nguur gu ko mën a am ci Sénégal et le 19 mars 2000 dañoo daanu Ablaye Wade aussi li mu boole woon ci ay collectivités territoriales ñii mënuñu koo am. et Abdou Diouf moo fi indi woon acte 3 acte 1 de la décentralisation ak Sékou Touré Alioune Sow Ablaye Wade acte 2 décentralisation Macky Sall acte 3 décentralisation changé waat tur bi tuddee ko collectivité territoriale nekkatu collectivité locale taxawal benn institution boo xam ni pour gën a jigéele collectivité territoriale yi la muy au conseil des collectivités territoriales taxawal keneen këf mooy li ndam si yàlla si jiboo layti ko jiite woon yooyu yëpp këf ko fàtte naa sax nu mu tudd bëri na ñu yokk communes yi ba mu mel ni ay nen supprimer régional yi supprimer conseil ruraux yi dese fi dong conseil départemental ak commune kese yooyu yëpp ay méthode la pour mën a téye fii ci seen loxo ci saa buñ ci yeggee moo tax changement yi am warut a nekk mbetteel parce que ku taxawal ñaari institution soppi non indi acte 3 décentralisation yokkaat communes yi te leeraloo délimitation communes yi taxawal benn commission bi koy saytu te bougéwul ba te nga am expert ay borom xam-xam tey bari na ay communes yoo xam ni xamuñu seen délimitation tey boo demee AIBD nga ni commune Diass ak Kër Moussa fan la ñuy am duñ la ko wax am na dëkk yoo xam ne ñu ngi ci commune Kër Moussa te dañu leen fa féetale rek mais géographiquement xamuñu fan la ñu nekk. commune Popenguine ak Somone comme noonu Somone ak Ngaparou comme noonu Ngaparou ak Saly comme noonu Saly ak Malicounda waxaale wuñu ko Malicounda ak Mbour la même chose Sindia ak Ngexoox xamuñu fu ñu yam délimitation foofu la mine. délimitation boo xam ne leerul mais xam nañu bu ñu yeggee ci élection nag yaa xayti Mawlana duñu ko defee ni ñu ko fi fekkee. faaw ñu soppi ko ngir mën a yokk seen ay tooguwaay mais est-ce que dina tax ñu sax fi. voilà la question. ba si Almadies 2 gi nga xam ne mu ngi nekk fii ci Tëngéej ñoom bu madame Fall te mu jiite ko. ñoom xamuñu sax fan la ñu yem.
ñoom jigéen nañu kuunun mais xamuñu sa exactement fi ñu teg say tànk si récit dañuy deseen yax Ndiaga Sylla parce que dafa wax ba tey ci coppite googee nee na nag andiwul benn leeral jëm ci modalité yi nga xam ne moom la ñu war a mën a saytoo wala moom la war a mën a may politique yi ñu saytu doxalinu élection yi vote yeex lu ni mel ba ci Sénat bi jëm ci fichier électoral bi moonte de bu sukkandikoo ci article L49 loolee dëxanoon nañ ko si waxtaane nañu ko woon ci dialogue politique bi Ndiaga Sylla ay kàddoom laata nag si récit di ci àddu ci partie législative article L49 dernier alinéa dafa annoncé woon ni dina am décret boo xam ni moom mooy leeral yoon yi nga xam ne ci la ñuy jaar pour que parti politique yi ak waa Sénat mën a matal seen sañ-sañ bi nga xam ne may nañ leen ko pour que ñoom ñu mën a saytu fichier électoral bi ndaxte bu ñuy fàttaliku at yi passé loolu indi woon na coow lu bëri ba tax ci biir waxtaan bi nga xam ne acteurs politiques yi ci commission cellulaire bi defoon nañ ko ñu juboo woon si ba déggoon ni il faut kon ñu leeral ci benn décret boo xam ne moom mooy jël loolu yaakaaroon nañ ni décret boobu dañ ko jël ñu inséré ko ci code électoral bi. ci série xam nga sëñ Mambay bis bu ñu demee ba nga dégg ñu ni annulé nañu wala reporté nañu élection locale yi na la leer ni affaire kenn du ko reporté. waaw mais na la leer ni affaire fichier bi moo koy waral. li El Hadj moom mësul gëm. waaw mësul gëm absolument tout à fait. mësul gëm et d'ailleurs très bien. mais Macky dëggal na ko. voilà waaw d'accord mais élection kenn du ko daax. d'accord voilà kenn du non président moom xaw nañu moom tàmmal na askan bi ñoo wax li ñëwaat defaat léeg quoi ci côté boobu mais bis bu ñu jàppee ni élection yi war nañ ko reporter yooyu origine ba ni ko Mansour daan waxee depuis très longtemps ci fichier électoral bi xam nga en réalité Mambay muy nguur gi muy opposition bi kenn parewul te kenn bëggul élection locale yi ma jox la ci misaal. président de la république majorité bi ñoom amuñu problème mu koppar pour élection yi mais problème organisation nañu am parce que bis bu ñu demee ci affaire liste yi génn seen liste yi seen coalition non seulement day toj mais seen parti aussi day toj ma jox la misaal tey jii affaire Dakar bis boo falee Amadou Ba Ablaye Diouf Sarr dina siisu bis boo defee Ablaye Diouf Sarr Amadou Ba dina siisu Medina Gëlé bis boo imposé Cheikh Ahmed Tidiane Ba Seydou Gueye dina siisu boo tegee Seydou Gueye dina siisu te loolu moo am presque ci dëkk bi yëpp. sans compter tamit ñoom seen parti entité am na ay dëkk yooyu jël AFP dina siisu PS dina siisu. déjà ma jox la rek Kaffrine Seydou Sow Ablaye Wilane donc muy opposé APR ak PS donc président Macky Sall boo xoolee moom c'est à son corps défendant ci lay dem ci local yi parce que moom répond loolu moo xoon ni nii oui nii non dynamique bii da ko bëgg a garder ba presque 2024 te dynamique bi mu jot a am nii élection locale yi lay imploser exploser donc moom bu sañoon élection yi du am parce que ay perturbations lay indi ci camp mu ne dem mais bu dee opposition bi ñoom pare nañ du point de vue organisationnel ou bien négidum nañu mais amuñu ay koppar pour dem ci élection yi en réalité donc voilà da ngay gis ni pouvoir parewuñu en réalité opposition parewuñu mais y a une nécessité askan bi nag moom moo namuñu def élection loolu mooy dilemme bi les acteurs politiques parewuñu te ñoom bu ñu sañoon dañ koy dàq mais askan bi moo namm li gars yi naan yaram moom mooy xasan ci ay élection bi toll nii parce que mandat mairie véritablement ñi ngi ci seen deuxième mandat en réalité les maires sont dans leur deuxième mandat donc noonu lay demee léegi nañu scruter rek comme président bi moom président bu la waxoon ni damay def 5 ans wàññi ñëw continuer yokku comme nee na depuis Amérique danañ ko def nañ ko jox le bénéfice du doute rek ba mu ñëw quoi. waaye kon date bi ñuy saxal dëgg ci ba ñu dàq élection yi. ñoo ko defee Fongolimbi Sigi Bandankoura. Kër Moussa ak Sibi Xitaan. fa lañ ko waxtaanee. États-Unis lañ koy waxtaanee. waaw tout à fait. ba pare élection yi soxal ba pare du point de vue du droit s'il y a rupture du principe d'égalité entre les candidats c'est un prétexte valable pour ñu reporter élection yi c'est ça que j'appelle la juridisation du champ politique. ça veut dire que président son fort mooy day jël loo xam ne yoon mayee na ko mais lu xaw a ñaaw la daal mais quand même yoon mayee na ko y a une base juridique et légale mu jël ko jëfandikoo pour régler affaire politique am quoi.
voilà ñu am ay précisions yu nga xam ne Lalaye Chafal mu ngi koy envoyé nee na cette réforme était prévue au même moment que celle relative au suffrage direct indépendant donc parrainage pour pouvoir. mais yëpp ci nguur gi la. pour prouver leur représentativité. xam nga loolu moo jëkk indi problème même suffrage universel bi sax. boobu noonu ñu wax noonu nu mu tuddati. suffrage direct bi. waaw nga xam ni. raw gàddu bi ça pose problème. loolu lépp dinañ ko. te moom nee na élection dina am rek nañ ko tëgg parce que askan wi loolu la ñuy yittewoo. voilà nañ ko waxee ñoom bu ñu pareewul seen affaire la. loi bi ñu jagleel wàllum parité xam nga jot nañu ko waxtaanee ak association bi nga xam ne moo ëmb jigéen ñi di ay juriste ñoom nag ndaje la ñu woote woon nee nañu jigéen ñi nañu dëggal seen bopp dëggal leen dem bokk ci jongante gox gaan yi ñu dëgmal ndax kan gënu leen see yey ñoom waa AGS ñoo doon waxtaanee loolee ni ki démb si am ndaje ba ñu woote woon ñu ànd see Fatoumata Diop Babacar Sow. jigéenu juriste yi ci ab panel weccoonte xalaat nag la ñu yëkkatee seen i kàddu waaye itam exiger rek ñu daal di jëmmal loi bi ñeel wàllu parité bi surtout ci élection locale yi ñu dëgmal. loo gis dañ koy doxalin bu gis doxalinu nit la donc doo def tey yëpp sotti tey donc bañ ko tëralee ba tey am na lu bëri lu ci dox am na lu ci des ba léegi donc li ci des moom la ñu dàq rek yegg pour ñu yegg ci 50% ci parité complète bi idéal la c'est-à-dire mébét la boo xam ne ñu ngi koy topp. di ñaan yàlla ñu yegg ci. bu ñu sukkandikoo ci Abibatou Diallo njiital AGS jigéen ñi dañ leen gën a war a sensibiliser ngir ñu def mbir mi seen moomeel la. am nga ñun defuñu politique donc demuñu ci biir parti yi naan leen def leen ni ñu lu ñu def mooy fàttali décideurs yi mooy kilifa réew mi fàttali tamit ñëpp jigéen ñi ak suñu bopp. que lii di ñëw nii loi baa ngi nii buñ ko fàtte nañu appliquer loi bi ndax doo am loi ba pare dem di uti leneen. ci biir panel d'échange bi ñeel wàllum loi ci parité bi association femmes juristes du Sénégal yi ak organisation société civile yi def nañ action nag ci enjeu yi nga xamante ne moom moo ñeel ca nañuy appliquer bi les lois. Sérès yi jigéen ñi nañu dëggal seen bopp bokk ci élection locale yi loolu moo di bëgg-bëgg association bi ëmb jigéen ñi di ay juristes. may na leen ko léegi nag mu des nees na koy dëggalee ci terrain bi quoi. En tout cas parité moom jot nañ ci def ay avancées yu significatives quand même man su ma xoolee yenn dëkk Afrique yi ñu wër ngay xam ne Sénégal def nañ ay jéego yu baax quand même ci place su jigéen ñi ci champ politique et sphère de décision yi mais quand même war nañu mën a def plus et mieux vu la qualité des femmes que nous avons vu aussi sunu taarix sunu histoire jigéen def ci mës a jouer benn rôle bu am solo souvent damay faral di tooñ sax ne waxuma la sax gox-goxaat yi waaye président de la république sax man bu mës a ñoon jigéen lay doon quoi parce que depuis 60 ans góor ñi ñoo yor gis nañu fi ñu mëne demuñu fu sori léegi nag 60 ans après nañ jox jigéen ñi au moins ñu jox leen 20 ans sax au moins ñu xool ñoom li ñuy demee quoi comme ñun ak ñoom ñoo seq penc bi te ñun 60 ans ñi ngi yor affaire yi daanaka dox nañu sax waaye li ñu dox taxul sori tuuti nañu gore tuuti jox jigéen ñi te ñu xool ñoom tamit ñu ñam jigéen ñi waaw la daan wax te ren ji gis nañ jigéen ñu si bari ñu nga xam ne ñu ngi fas yéene samp seen dënd damay faral di jël exemple ci Marème Thiam Babou l'honorable député Mame Diarra Fam Thérèse Faye mi ci Lalaye Chafal fii si HLM bu ko fem donc jot na jigéen ñi ñu jox leen seen chance El Hadj waaw ñu jox leen seen chance mais xam nga yenn saa yi itam wala wax ne xam man nag toujours damay plaidel jigéen ñi mais tey foog mu am nu ma waxee bokkuñu ci waaw c'est que dama mooy niitu ba lakkle laay bañ niitu ba lakkle laay bañ xam nga bu ñu la nee yoon waa ngi noonu doxal foo yem yaa fa yemale sa bopp c'est-à-dire que Sénégal lépp lu ñu mën ci defal ko jigéen ci ak jàppandal defal nañu ko ci wàllu loi violence faite aux femmes boo torturé jigéen da ngay dem kaso néew na nga séq ak jigéen dem ci kanam yoon am dëgg jigéen ñi dugal nañu leen parité liste bi da ngay def benn góor benn jigéen impérativement dañ koy respecté loolu loi bi jox leen ñu ngi jàng am nañ premier ministre bu jigéen ñu ngi dugg ci université yi ñu ngi def bépp qualification maintenant ci ñoom nag la des pour ñu prouver place yi ñuy demander nekkatul lu ñuy wax fi mu nekk nii ñu nekk ay ministre tey ci gouvernement bi demandé wuñu ko seen compétence mooy li ko sabab ñu nekk ay jigéen ci biir opposition bi ñu ràññee leen ci parti politique yi demandé wuñu ko seen njàmbarte boo gisee ay jaar ku mel ni Hélène Tine ni mu meloon assemblée nationale doon gaynde la ko commencé la woon ca Mantulaay Diène ba suñu jonn yàlla yi tey
boobaak léegi jigéen dañ fi yoonu Sénégal daf fi waajalaat jigéen beneen yokkute bu gën a am solo donc ci moom nag la des tey aajowul ndaje aajowul def déclaration jox nañ leen seen lépp maintenant wata baa ngi noonu ngal la waay doxal leen tant que daanaka Sénégal wàccoon nañu ak ñoom du point de vue dispositif juridique c'est-à-dire que ci cadre bi léegi nag soxna yi ci ñoom la des waaw ñoom am nañu jàng bi am nañu aussi engagement politique bu dee ci jàng bi jëlal ñoom exemple ñoom Eva Marie Coll Seck ak yooyu mais bu engagement politique bu jëlal les femmes depuis Adja Aram Diène ba ci les femmes PDS yi nekk assemblée donc seen engagement politique ak seen engagement citoyen kenn werante wu ko ñi ci jot a jàng seen compétence kenn werante wu ko donc dafa des li Mansour wax ñoom ñoo war a organiser nag seen bopp ñu demal seen bopp dëggal leen seen bopp ngeen doxal ñu àddu jëmale ci ñi nga xam ne nag ñoom ñu ngi bokk ci mouvement gëm sa bopp ñoom nag dañoo gis ne seen bëgg-bëgg du lenn lu dul doxal comme nag Bougane Gueye Dany na mu doxalee ndax nag ñoom nee nañu foofee sa Linguère du ñu àndax benn coalition ñoom coalition gëm sa bopp ñooy fës kee demal seen bopp ngir nag jël mairie ba coordonnateur départemental ba Ali Lo moo doon amal ak doxu ko nemmeeku foofee sa Linguère ngir nag dajale ay militangam waxtaan ak ñoom si nees mën a def ba mën a am ndam ci jongante gox-goxaat yi ñu teewlu ay kàddoom moom alelo Linguère ñun tànnoon nañu dem ci élection yi ak li ñu tuddee woon booloo ngir élection locale yi mu am changement ndax léegi sax dañu soppi tur wi tuddee ko coalition Yewwi Askan Wi te ñun ki ñu ànd ak dafa décider démarqué wu ci coalition boobu moo tax ba mu amee ma ne danaa ñëw fii waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo ma dooleel donc ñëw waxtaan ak ñoom pour ñu xam ban taxawaay la ñuy am ak cette nouvelle donne ñun li ñu gis mooy ay ndaw lañ te avenir bi mi ngi suñu kanam te wax dëgg yàlla am nañ ancrage ci biir dëkk bi ndax ci gox yeeg goxaat yi fépp am nañ fa ay représentants fii ci biir dëkk bi donc loolu la ñu décidé moo tax daal on a décidé d'aller à ces élections là ñu dem ci élections yi ak suñu bannière loolu lañ tànn. diwaanu Touba commune bu Sadio foofee de amuñu courant amuñu ndox bërëbu fajukaay waxi noppi l'école it si ay tur képp la yem soxna ya bu ñu mucc sax ñu sëpp bu ñu leen di rawale ci ay charrette lañ leen teg foofee la ñuy mucce seen bakken nekk si xottu gerte amuñu sax machine wàllukaay dañuy soq ba léegi maanaam ca sox xama la ñu nekk ñoom jigéen ñi loolee nag moo leen metti ñu ne faw ak coppeeku daal di am coppeeku boobee nag nee nañu faw ñu xoolaat seen ak doxalin bu baax nag ndax nag gis nañu kon nguur gi fi nekk taxaw gam woo leen taxawee amusa ñu ànd si Abdoulaye Diagne Ousmane Diouf. askan wi yeewoo ci dëkk yu fasantikoo ci bokk moomeelu Sadio di dund goog were yaan Banane Kambeel Njuufeen Ngaraaw Missine amuñu ko case de santé amuñu ko dañuy dem ba ci yoon ñu takk saret teg ñu ci ñu am doom ci yoon wi léeg-léeg sa doom am problème man ngaa am problème bu dee fu suñu xale yi jàngee amuñu ko courant bi nit ñi ñam sax ñun amuñu si dara courant bi dañu cee nax nii rek mais wàccuwuñ ko benn te yàgg na ñu yaakaar ak coppite ci niñ leen yilifee Macky Sall maa àndoon ak moom ñëw fii ndénkaan la woon dama koo bëgg a jël teg ko ci loxol président Pape Diop te ki ñu fii samp ci commune bi Sayar Setak si koñ si gañ seen yitte nekk lenn nu ñuy fexe ba soqali gox bi suuf si rek mooy suñu entreprise léegi nag lu ñu mën a dimbalee lenn la mooy fexe ba defal ñu ko ay forage yoo xam ne ni gone yi dootuñu soxla di génn di nooraale di fenn ñuy bàyyi ci suñu suuf si di reteet ne ñi yëngu ci politique nañu bàyyi xel bu baax Macky Sall ak waa këram yéen a ngi dégg ay troisième mandat attention de Macky Sall lu mu ngànk dabu ko bu ñu ko wanee doo dara ci local yi boo liggéey loola xelam dina nekk ci leen lu dul ay troisième mandat parti bii di bokk gis-gis yaatal ay bànqaasam defaraat ay tegam làbbali ngir jot ci réew mi voilà mu ngoog ñoom seen i jàmbat amuñu ndox amuñu courant amuñu école bu jigéen ñi bu ñuy mucc si saret la ñuy dem waaye politique yi la ñuy ñaawlu seen ak doxalin waaye terewul waaye politique yi ñoo leen dajale. politique yi leen dajale noonu ñoom lu ñu defagum pour soppi situation boobu noonu. toog ci benn jotaay woo nit ñi ñëw dajaloo séq la nga yuuxu ba doyal. nax leen pour ñu votel la xanaa gox boobu ak dëkkaan yooyu am nañu maire am nañu ay kilifa yu fa nekk. bu fekkee kilifa yi ak maire yi defuñu dara da ngay tudd. comme suñu maire nag si démb lan laa la wax ci Sindia ba fa Baba Ngom te waxee école que def na ko fa suñu maire defu ko fa il faut nit ñi di oser di dénoncer seeni ay maire ak seeni ay limites. mais dajale leen ba noppi yow xoolal sa chapeau bi ñàkkum ndox. ñàkk charrette mooy yóbbu jigéen ñi bu ñuy mucc dañuy soq ba léegi ak diwal bay teesal ba noppi ay nit sañ sa ba rafet dawal seeni 4x4 ñëw di la laaj sa kàddu yow mi nga xam ne yaay galère yow yaa koy falaat et moom il a des biens déjà.
bëgg cee yokkaat bëgg am yeneen privilège yoo xam ne daf lay yilif di dogal lu ko neex moo tax nit ñi foog ñu yeewu ci seen meeting yi ak seen rencontre yi ak déclaration yi ñu bëri ci ñoom moo xam opposition comme pouvoir booy wax dañuy foog ni ñi ci nguur gi doo nga tax même ci opposition bi am na ñoo xam ne ñàkkuñu benn 1,5 million wala 2 millions bu ñu mën a jëndee machine wàllu yóbbu ko seen dëkk am na ñoo xam ne seen ay connaissance ak seen ay relation du leen xañ ñu mën a am benn machine wàllu taluñu ko te bu campagne jotee ñu dépensé 4 millions pour nax nit ñi jël seen ay kàddu yooyu moo war a dakk suñ mbokk kaw kaw yi dañu war a yeewu ayca waaw dëgg la dañu war a yeewu de waaw dañu war a yeewu ñi am ay jafe-jafe mais terewul politiciens ñoo leen di ñoom ñoo leen di mobiliser ñoo leen def lépp mais quand même conscience citoyenne bi mi ngi commencé jóg gis nga Mansour bi muy wax rek dafa na am affaire moo doon xalaat ma ne askan bi de moom waroon nañoo def ni képp ku fa bëgg a ñëwati ci ñoom di meeting na jëf ba pare ba na ko jëfam jiitu avant muy ñëw di def ci kàddu ça veut dire que village bi problème bi nañ am comme machine wal nañ am na yónnee machine wal ba pare ba gars yi branché di wal ba pare su boobaa nag mu doog a ñëw am yu muy expliquer quoi c'est-à-dire que ñi bañ di ñëwati rek ak loxoy neen ci dëkk yi di wax ak askan bi quoi na seen jëf di fa jiitu avant ñuy jéem a wax dara différence bu ñu ko defoon noonu peut-être que affaire yi dina changer mais la conscience citoyenne de plus en plus mi ngi commencé dem quoi te diriger fii ci sunu réew yi moo xam mairie la ba ci président et cetera de plus en plus dina gën a jafe quoi ayca ñu de wutali sa Mbour Marly Kounda dëkkub le député du maire foofu xam na ko lool nag maire ba ci boppam juróomi fan la dajale kon soxna ya ngir nag tàggat leen si nees mën a def ba ñu soppar ñi la ñuy bayee fii ci réew mi bëgg-bëgg moo di jigéen ñi mën a demal seen bopp ci wàllum koom ndax loolee lu am solo ci ab gox ay kàddoom la ñuy teewlu mu Maguette Sène tey nag ñu leen di remettre seen attestation mais je crois que produit yi ñu defar bett na ma parce que jàppoon naa ne di diir bu gàtte bu noonu xamuñ ci boobu xarañ mais day wane ne jigéen ñi jàmbar lañu di ku leen jàppale tuuti rek ñu dem ci kanam donc je crois que développement au Sénégal bu ñu ko bëggee il faut que suñuy jigéen ñu gën leen a gunge ci ay formation gën leen a jàppale ci ay financement yoo xam ne day ànd ak savoir faire donc je crois que loolu rek ci lañ def si woon topp nag yoon wi nga xam ne président moom la rëdd muy ku nekk xam ne président Macky Sall ku jox cër jigéen la DER bi financement wu jeunes yi ak famille la donc bu ko tegee sur place ñun ñii di ay maire ñoo war a xam ban accompagnement lañ ci war a indi pour que financement yooyu bu ñëwee bañ a say. ayca mu ngoog bokk na ci ñetti maire yi ñu wax ne kon ñoo ci gën a maanaam ràññeeku suñu liggéey sondage bu nga xam ne démb yéen a kaay groupe des médias fësal na ko Sénégal def ko moom nag soxna yi lay jàppale fu mu nekk nii. mooy xam man je suis apolitique. surtout maire yi ak seen gox xaalis seen ngàbbin yi mais moom mooy benn maire boo xam ne tey xam naa ne amul ku ko mën a daaneel ci commune am te xam naa ne itam mu folwaat mooy avantage yu ñi muy lif Maguette Sène absolument te xawuma ma Demba wax wala ma Samba wax man sama oto laa yor damay balaade rek weekend bii passé moo ci mujj Kër Songa laa génne aw Malicounda Ndourène ma ñu koy wax Malicounda Nguxuc génne fa aw Kër Meesa Fay génne Malicounda waaw Nguxuc da boo fa awee ci ngay génn dugg Madinatu Salaam bi mu wàññee ko awaat Kër Meesa Fay yoonu Kër Maliba bi laa jël cubbeen génn Kër Maliba donc c'est-à-dire que li bootu ci commune am semaine yële passé laa aw yoonu Njamaan c'est-à-dire li bootu ci commune Malicounda laa gën a miin sax li bootu ci commune Sindia gi ma dëkk ak commune Ngexoox amul benn village bu amul courant wala ndox commune Malicounda pratiquement tey fépp fooy dem ci yoon ngay jaar ak ay réalisation ci ay bérébu fajukaay tey Malicounda Nguxuj ñun dañ doon doxee suñu village Kër Songo ba Nguxuj dem ci ay sœurs yi fa implanté woon man sama yaay yóbbu na ma fa ay yoon ñu fay fajoo tey boo fa demee poste de santé ba mu fa tabax mais dafay rayonné nga koy gis quoi ci wàllu courant am na benn dëkk bu tudd Rof ma nga ca wetu Njamaan dëkk bu ay quelques kër ñoo fa nekk fan yii lañ doon inauguré seen courant mais aw askan bu ñu amee courant am ndox am école am fu ñuy fajoo ñu doon tiit wàllu kaaraange ñu fexe ba planté benn brigade Kër Meesa Fay mais bu ñu amee sécurité mais lan moo ci des ba noppi di leen assister ci lépp lu ñu fa implanté entreprise bu fa taxaw di nga fexe ba majorité ndaw ñi fay liggéey doon ndawi commune ba mais commune man bu passé commune Malicounda ak commune bu Saly gisuma beneen commune buy def lu mel noonu ci département bu Mbour naka Ngexoox def set na ko Sindia def set naka Diass def set waa Diass yi doon bëgg a rayante ak waa APIX barki démb alors que coow li seen maire moo leen waxul dëgg yéen ñëpp da ngeen a foog ni maire bi dafa ànd ak population bi et c'est pas vrai maire bi moo waxul population bi ce qui se passe ci dossier boobu yu mel noonu ci benn département
boo gisee maire bu féete ak nguur te defu ko xoolal li mu doon wax ni Maguette Sène day tabax benn centre commercial ci Malicounda Carrefour ba noppi place yi nekk ci suuf mu jox ko jigéen ñi ñu mën di commercialiser seen ay produits balaa ñu caa egg dañu leen defal formation boo xam ni daañu am seen ay produits homologués étiquetés commercialisés mais xoolal formation boobu ban maire tey moo egg ci moment wax xalaat lu mel noonu pour génne say jigéen ñi dëkk ci wàllu nga xam ñi ëpp ay baykat lañu ci wàllu ndóol parce que da nga leen jàngal transformation ak commercialisation c'est une bonne chose. c'est-à-dire que man li may faral di wax toujours ni Maguette Sène ak Serigne Gueye Diop. et est-ce que xam nga Serigne Gueye Diop mosuma ko gis. mosuma ko gis mais ñoom ñaar ak Ousmane Gueye bu Sali ay modèle lañu. non seulement ci maire yi nekk ci département bu Mbour. mais ci maire yi nekk ci Sénégal. ndax li ñu def ci ay réalisation ñu gis fi ñu jëlee seen diwaan. ak fi ñu ko yóbbu. absolument kenn moom ma xam nga ni ku deful ma joos la ko. ndax commune ya ma dëkk commune nga xew ak Sindia seeni maire defuñu dara. toujours ma joos leen ko ngeen di dégg. nga yóbbante bañu ma ci kenn. mais li ma gis laay wax. bu dee Serigne Diop Ndiaye boobu man xam naa ko parce que indil naa ko ay investisseurs ci zone boobu muy nekk mais dama bëggoon def Mambay benn témoignage. ci le maire de Sandiara Maguette Sène. Malicounda. maanaam Sandiara sax Sandiara Serigne Gueye Diop moo fa nekk quoi. waaw Malicounda. en fait Maguette maa ngi moom bokkoon nañu classe en 2007 à l'ISF Institut supérieur de finance. ñu doon préparer un master 2 en finance et gestion publique. jamono jooju moom mi ngi woon DMTA je pense direction matériel transit quelque chose comme ça administratif. ñëpp rafetlu woon nañu liggéeyam mais man tey li muy transformé Malicounda ça ne me surprend pas xam nga lu tax parce que genre Maguette Sène bi moom mooy inaugurer l'ère de ce qu'on appelle les administrateurs stratèges xam nga Sénégal ñoom ENAM nañu génne d'abord avant ñuy ñëw ISF Institut supérieur de finance xam nga Sénégal lu ñu daan former mooy des administrateurs gestionnaires yow dañ lay former boo génnee yow da ngay administrer rek mais doo mën a développer. léegi nag ci ñoom Maguette ci ngay gis génération boobu yoo xam ni on va passer des administrateurs gestionnaires à des administrateurs stratèges ça veut dire que ñoom non seulement dinañ gérer seen gox bi mais dinañ fa développer aussi plus-value mooy comme yi ngay wax nii quoi changer les cadres. implanter voilà cadre de pensée mentale indi ay entreprises def préférence locale aménager seen espace c'est-à-dire que la mise à l'économie de leur territoire la mise à l'économie de leur environnement. ñoom Maguette Sène loolu nañuy wane en tout cas bu maire yëpp mënoon a mel ni ñoom. parce que en réalité nekk maire du rek takk écharpe. nekk maire c'est avoir. boo awee yoonu Mbour. très bien jóge Ngexo dem Mbour. ba Gandigal fa la maire Sindia dëkk fa la juddoo fa la màggee. nga jàdd à gauche jëm dëkk bi ñuy wax Malicounda Ngogom. fa la sëñ Moustapha Thiandoum dëkk. boo fa musaan dem village la woon ay ñetti kër la woon ay néegu ñax fa ëppoon. tout à fait mais tey boo fa demee jaar fa nga génne Gandigal dugg Ngogom. ñi nga yee mag ñi gaañu woon am na léegi fukki at. ñi yeewaat ñoo mënoo gëm ni Gandigal gi moo nekkoon ville Ngogom te mënoo gëm ni. maire bi nga xamante ni mooy jiite Diass Sindia. Gandigal gi la juddoo par rapport ak Ngogom ni mu développé ci kaw Gandigal. sur tous les plans. loolu la ñuy d'ailleurs loolu moo tax Sénégal dañu war a bàyyi nit ñi nga xam dañuy ñëw di sàkk suñu maire yi pour être maire pour mën a yóotu beneen poste ministre ou bien nekk maire pour takk écharpe mais dañu war a di jox suñu maire yi ñoo xam dañu am vision stratégique ñoo xam dañu am planification dañu am programme c'est-à-dire que dañuy tënk tey jii boo leen fëggee yeelee ne leen yow bi nga joxee gox bi loo ciy def mun la danaa def lii danaa def lii mais pas pour politicien rek jox leen ma kii liggéeyal Macky Sall dépassé nañ foofu Siré si 8h39 mu mel ni kon nag Ila Touba jaajëf waaw di ñaanal ñi ñaanal ñi dem màggal yëpp yàlla na leen yàlla yóbbu ci bismillah ñu indi waat leen ci alhamdulilah ñaan chauffeur yi aussi ñu daw ndànk dal ndànk waaw ñibbisi ci jàmm te kenn bañ a manqué et puis particularité bon di ñaanal sëriñ bi aussi mais yàlla na fi yàgg te wér amiin Mbacke Balla yàlla na fi yàgg te wér xam nga gis nga wallahi yàlla na fi yàgg te wér ak diine l'islam ak Sénégal nañ sant bu baax xam nga tey ji yoonu murit pendant longtemps dañu nekkoon ci ce qu'on appelle les panégyriques xam nga sëñ Touba bindam ñaari œuvre la am dafa am benn partie boo xam ne c'est de la poésie mais am na benn partie boo xam ne c'est de la morale et de la philosophie c'est même des sciences léegi nag pendant longtemps
xalifa yi fi jot a jaar yëpp daanaka ci poésie bi nañ gënoon nekk moo tax tey jii bu ñu la waxee xasaayit déggoo arab déggoo dara